la preuve Pape Cheikh Diallo gii nu mu mel nii am na sénégalais yi bëre yoo xam ne noonu la ñu mel gëmuñu seen bopp te bëgguñu kenn wax leen dëgg nag tant que gëmoo leen seen bopp Sénégal mënul dox looloo tax ma ne leen ngelaw lii nekk di dox Afrique combat bi nekk di dox Afrique panafricain di yëngu fu ne sénégalais yi nangu ñu engagé wu Guy Marius Sagna kese du Sénégal Sénégal pour ñëpp la Guy Marius Sagna kese mënul tax Sénégal raw biiru Afrique kooku ab genre patriote la ab panafricain la ku engagé la ku responsable la ku xam lu jot la xam na heure bu jot xam na ban heure moo jot looloo tax mu nekk di xeex looloo tax muy mëne combat bi looloo tax muy daw di dóor di xàcci ku laal loo xam ne arrangé wu sénégalais yi mu taxaw sa kanam jaamaarloo ak yow xeex ak yow ba mu neex tey lu Guy Marius Sagna nekk di xeex Abdou Karim Gueye lu mu nekk di xeex ak yeneen panafricains yi un certain Pape Cheikh Diallo mu ñëw taxaw nag bëgg a yàpp ñooñu lu ñu def yëpp liggéey bu ñu liggéey yëpp mu bëgg ko yàq léegi nag mu bëgg a dem toog ci clavier am wala mu jël benn téléphone am pour wax jéggal leen ma comme ça toujours été ngeen bëgg mu jàll non c'est très simple mënut jàll parce que dafa laal foo xam ne ku dul nitu ñuul bu fekkoon naar la wala ab tubaab moo def loolu yéen ñëpp ngeen asarné wu ci kawam alors que racisme mu gën a graaw suñu biir la ne parce que tey lu ñuy nëbb mu ngi feeñ lu ngeen di nëbb seen i kër yi lu ngeen di nëbb seen i quartiers yi ak seen i villages yi ak seen i gox yi seen raisons yi mu ngi commencé feeñ te mënoo leen defar Sénégal ci façon bii mënut ne il faut que ngeen ubbi seen xel yeew du sol yëre bu baax ak dàll yu rafet ak montre bu rafet ak dem ci ay discothèques yu naay say jaay taar wala di wor ci oto yi du looloo tax ñu ne yeew du looloo tax ñu ne yeew gis nga dëkk nasaraan yi ñu moderne yëpp ñu yeew yëpp yor xaalis si village yi la ñu dëkk si village yi la ñu dëkk donc yéen bu fekkee yéen seen yeew si loolu ngeen ko tënk da ngeen di nax seen bopp yeewaagu leen parce que tant que bëggantewu leen seen i biir tant que yemalewu leen ñi nekk seen i biir ñu doon benn si côté diine aada ak cosaan nag jullit bi respecté catholique bi nag catholique bi respecté jullit bi nga xam ne ñoom ñëpp Sénégal lañ bokk Afrique bi lañ bokk na joolaa bi respecté séeréer bi respecté joolaa bi séeréer bi respecté olof bi respecté njaago bi ainsi de suite noonu la ñu mënee defaree Sénégal mais bu fekkee dafa am ay nit yoo xam ne dañuy defe ne ñoom ay intouchable lañu si côté diine wala si côté ethnie wala fu ñu dëkk wala côté bu ñu dëkk si biir réew mi wala Afrique dañuy nax seen bopp loolu tax di ngeen gis ay nit yoo xam ne bu ñuy toog si télévision yi ak plateau yi c'est comme si duñu puub sax quoi bu ñuy wax ak bu ñuy manière c'est comme si sax duñu day nan ngeen mënee defaree réew mi nan ngeen mënee defaree suñu continent si situation gu mel nii nan ngeen mënee changer suñu dëkk te changé wu leen mentalité nan ngeen mënee émerger Sénégal te mentalité yu mel ni yu tordu yi nii yu mel ni ñuy exister suñu biir réew donc bu ñu naxante suñu biir y a de véritables soucis y a de véritables problèmes dans notre cher Sénégal tant que réglé wuñu leen lu ñu mënti def du dem lu ñu laal du dox lu ñu lijjante du sotti respect suñu biir dafa war a commencer parce que racisme baa ngi suñu biir munoo leen toog fi di wax nasaraan gi nii alors que yéen a gën a bon nasaraan gi nañu waxante dëgg un peu de respect un peu de respect Pape Cheikh Diallo est-ce que xam ngeen lu mu wax nan la grave bu toogee mu ne ñun nit ku ñuul golo la ñuy nirool mais boole na si Serigne Touba boole si Baye Niass boole si bépp kilifa bépp waliw bépp savant boole na si Cheikh Anta Diop boole na si Mamadou Dia boole na si sama maam ak seeni maam yéen ñëpp mu ne yéen ñëpp ay golo ngeen te si ironie la ko doon def mu ne ak comédie léegi pour moom ça doit être aussi facile quoi léegi mun na dem toog si télé gi wala soit jël téléphone am pour jéggalu non ça doit être très simple pour man il faut que ñu bomb ko mu xam lu mu def Sénégal laay waxal cette fois-ci balaa may ñëw laal problème société sénégalaise parce que damay génnee lépp partager leen vidéo bi Sénégal lan mooy njëriñoom parce que mënuñu nekk biiru Afrique nekk si continent noir le Kama dëkk Cheikh Anta Diop le panafricain dëkk Mamadou Dia le patriote benn un certain Pape Cheikh Diallo animateur war a yëkkati kàddu gu bon googu même bu fekkee si ironie la wala si comédie la parce que am na loo xam ne kenn du ko fooyee foo xeju fii parce que ay nit ay bakken ñoo rot pour der gu ñuul foo xeju fa caaxaan xeju fa ironie xeju fa comédie xeju fa amu fa place léegi nan la nit gu mel noonu nekk biiru dëkk Cheikh Anta Diop ak Mamadou Dia di wax ju mel nii ba pare ñu bëgg ko bàyyi noonu mu simple Sénégal daf ko war a woo parce que si audiovisuel la nekk ci système audiovisuel gi lay yëngu ci média yi lay yëngu te Sénégal moom mooy organe de contrôle bu ñu fa teg pour mu veiller ci loolu daf ko war a woo parce que loolu mooy yoon animateur journaliste dañoo am lu ñuy woowee éthique ak déontologie te tey Sénégal egg nañ benn niveau boo xam ne mënatuñu xamee animateur ak journaliste Sénégal egg na si benn cacophonie gu graaw ci benn
effervescence bu négatif bu doy waar goo xam ne mënuñu xamee kan mooy journaliste ak kan mooy animateur parce que lan la gestion gu mafieuse moo nekk suñu biir réew parce que irresponsabilité gu graaw moo tënk suñu réew parce que dëgg tënkatut réew mi tey Sénégal mënut nekk foofu ay nit nekk di déraper nu mu leen neexee di yab askan wi di def lu leen ne di teg ay film teg ay émission di manquer respect sénégalais yëpp mënuñu épingler ñooñu ñu juger leen tëj leen kaso gi wala ñu dóor leen ay amende yoo xam ne keneen ku mel ni ñoom bu buggee roy ci loolu ne mu bàyyi donc boo leen gisee laxisme bi bëri boo leen gisee mensonge gi bëri boo leen gisee yeneen façon manque de respect notoire yi xew biiru Sénégal c'est parce que ñu fa teg ñu war a gérer organe de contrôle yooyu ci dëkk yooyu ñoom ñoo defut seen wargal ñoo defut seeni rôle donc pour wax leen ni Sénégal sur tous les plans dafa feebar Sénégal dafa feebar ci politique Sénégal dafa feebar ci diine Sénégal société gi de moo ci boppam moo nekk di yàqu moo nekk di bon moo nekk di feebar loolu tax chaque 6 mois ngeen gis ay dérapage ci médias yi chaque 6 mois ngeen gis ab star wala benn porteur de voix ku dérapé xamatuñu sax lan mooy seen responsabilité civique ci biir dëkk bi xamuñu sax lan la ñu war a wax ak lu ñu warut wax léegi noonu ngeen bëggee defaree suñu réew donc nañu wax dëgg Pape Cheikh Diallo bu fekkee CNRA du ko woo mu jugé ko bu fekkee teguñu ay organe de contrôle yu ko war a woo ci lu mu wax noonu ci nit ku ñuul parce que Afrique bi yëpp la tooñ ñu teg ko ci ay raay dóoral ko ay sanctions yu positif yoo xam ne yu wala yu négatif s'il s'agit de c'est négatif je pense parce que lui-même il est dans la négation donc bu fekkee mënuñu ko caw kon ça ne va pas du tout kon dëkk bi mënut dem Sénégal mënut avancer Sénégal panafricanisme bi ak patriotisme bu ñuy woote biiru Afrique nekk di xew Bénin nekk di xew Côte d'Ivoire Nigéria Ghana Sénégal mënu ci bokk parce que ñun niroow ñu ak Cheikh Anta Diop ñun dañoo wor Cheikh Anta Diop looloo tax musuñu ko dëgg lu muy wax yëpp musuñu ko comprendre parce que ñun gëmuñu suñu der la preuve Pape Cheikh Diallo mu ngi nii ma wax leen lu ngeen xamut dafa am lu ñuy duppee syndrome de Stockholm moom laa leen doon wax ce matin parce que dama joxe rendez-vous fii am benn jeune bu ma interpellé mu ne lu nga wax ci wàllum xeesal ak ci wàllum greffage ak yooyu noonu dinaa si ñëw tuuti si kanam wax naa leen lépp la ñuy wax parce que jeune la un certain xaw ma Mamadou Ba peut-être mu ngi may suivre fii daf ma interpellé direct mu ne ma lu ngay wax yëpp am na solo si suba si bu ma doon wax mais war nga wax ci greffage yi ak xeesal gi parce que boo xoolee Pape Cheikh Diallo lu mu wax nii ak loolu amul différence c'est vrai il y a le verbal et le non verbal ñee communication non verbale lañ def parce que syndrome de Stockholm moo leen jàpp ñoom ñëpp lu jàpp sax Pape Cheikh Diallo comme jàngoro parce que lan la dafa narcissique boo leen xoolee manière yu muy def manière jigéen dëgg la yor buy wax doo xam ne ab góor mooy wax seen gis nañu waxante dëgg am na lu fi xewoon biiru Sénégal ci moom musu ko leeral musu taxaw nu mu amee sañ-sañ tey boo di wax loolu nit ku ñuul lu tax du am sañ-sañ googu noonu toog si plateau yi mu leeral nit ñi moom góor la wala góor jigéen lu tax moom loolu mënu ko def depuis buñ koy interpellé festival jazz gi xewoon Saint-Louis lu fa xewoon ba tey nii ñaata at la munul fexe boobu moom mu mun a am lammiñ bu oyof pour wax ñu dara ci loolu silence la opté mu noppi silence boobu tamit bu ñuy wax ci nit ku ñuul ci surtout Demba Ba acte bu mu posé nu mu nooblee adduna bi yëpp di si applaudir même ñu nekkul nit ku ñuul sax ñoo xam ne ay ñu bañ racisme la sax ñëpp di si applaudir médias français yi occidentaux yëpp di si wax ah Demba Ba liggéey gu am solo gu mu def moom mu ñëw toog biiru Sénégal dëkk Demba Ba pare di manquer respect ñi ñi kon dafa daw yaram kon dafa jot ñu waxante dëgg ça ne va pas du tout imaginez leen lu mel noonu muy xew ci ñu dëkk kon da ngeen gis ni y a des trucs yoo xam ne mu ngi xew biiru Sénégal bu fekkee ñun dañoo bëgg a defar Sénégal ba pare bëgguñu si wax kon ñun déedéet dañuy foo dëkk kenn ko defar situation gu mel ni c'est impossible donc boo leen bëggee gars yi respecté ñu nit ku weex respecté ñu naar gi respecté ñu nañu njëkkee respecté suñu bopp Malcolm X wax na ko fi mu ne bés bala nit ku ñuul di respecté nit ku ñuul bés boobu la adduna gi yëpp di respecté nit ku ñuul lu tax mu wax ko parce que dafa gis manque de respect bu nekk suñu biir nit ku ñuul ngay yónni pour mu dem rey nit ku ñuul nit ku ñuul ngay yónni pour mu saboter nit ku ñuul nit ku ñuul mooy xeeb boppam mooy xeeb deram mooy xeeb culture am nit ku ñuul mooy bàyyi léppam nit ku ñuul buggut darawam suñu karaw yi sax bugguñu ko donc jeune bi bu demee ba wax loolu tey mais ça m'interpelle directement wax na dëgg parce que suñu famille tellement que ñun amuñu système bu baax goo xam ne day defar nit gu am fierté ci boppam gu am dignité ci boppam amuñu système politique goo xam ne day tabax ak nit gu nitee lu ñu wax le vrai sénégalais ou le vrai africain le nouveau type d'africain amuñu système yooyu rawatina Sénégal goo xam ne dëkk la goo xam ne je vous assure que lépp fanatisme la lépp aliénation la
peu de sénégalais ñoo nekk si dëgg jamono jii ñuy wax ak yéen peu de sénégalais ñoo am courage tamit pour défendre seeni réew te bëgguñu kenn wax dëgg boo waxee dëgg rek ñu commencé uti nan la ñee singalee wala di la wutal fexe pour yaxal la parce que bëggoo leen kenn wax leen dëgg mais cette fois-ci di ngeen xam ni vous vous êtes trompé de génération parce que du ngeen ko may te pour ngeen comprendre rek bàyyi leen ba ci kanam parce que lépp si terrain bi lay xewee dëkk bi par la force nañ ko defar intouchable du amati si biir dëkk ku bëggut nag ñu wax ko luy raayet na toog basanam bu fekkee ab sëriñ la mu toog ci xilaafoom régler ay affaire am su fekkee homme politique la bu fekkee bëggut ñu ko wax ko dëgg na jubal na bàyyi rawal alalu Sénégal na bàyyi sàcc na bàyyi kàcc na bàyyi duul na bàyyi promesse non tenue nañu liggéeyal askan comme ay patriotes comme chinois yi Mao nu mu leen defoon ba ñu defar seeni réew pourquoi ñun du ñu def loolu pourquoi ñun du ñu am pas-pas du ñu am gëm-gëm mel ni ñooñu donc nañu waxante dëgg munoo leen defar dëkk bi ci conditions yi mel nii c'est impossible émergence développement changement tant que yu mel nii mu ngi biiru Sénégal hypocrisie yi nii doo leen ko mus a gis di ngeen ko dëgg seeni nopp mais du mus a exister man maa leen ko wax parce que développement amul exception développement ligne droite la da nga ciy nekk direct nga doon ko wala nga bañ ci nekk nga doon leneen mooy un pays pauvre très endetté bokk nañu si pays gëni pauvre ci àdduna bi mais boo gisee sénégalais ñëw leen fii bitim réew partout fu ñu dem rek ñun ay aliéné lañu fu ñu dem gëmuñu suñu bopp des fois sax ñu daw suñu mbokk yi bitim réew lu may wax ni lu leer la sénégalais mënu téye mboqam sa bitim réew mënu ko dimbale mënu ko tette mënu ko taxaw lu may wax ni lu am la amuñu solidarité intérêt personnel la ñuy jiital ci lépp bu ñuy wax sax bu ñu toogee si ay nit bu ñuy wax sax du ñu wax loo xam ne moo baax pour askan bi yëpp intérêt général toujours rek ñun suñu image dañoo narcissique doon ay aliéné lu ma leen di wax ni tey dinaa leen wax lépp parce que nag xam naa lu xew boo gisee lu tax yenn yi waxuñu ko dañoo toog ñu defee ne heure bi jotul mais heure bi jot na parce que Pape Cheikh Diallo bu toogee suñu biir réew di wax yu mel noonu daf ñu wan ni heure bi jot na ay ponkal du ñu toog fii di ñefe di xeex di fight di defar dëkk bi ay doomu xaraam toog si ay plateau télé bëgg a yàq dëkk bi bëgg a tuutal dëkk bi bëgg a tuutal suñu der ñu bëgg ñi ñuy bàyyi leen day yomb torop sama gars yi partagé leen vidéo bi s'il te plaît partagé leen vidéo bi parce que médias sociaux yi loolu lay njëriñ médias sociaux yi loolu lay njëriñ partagé leen ku nekk na ko partagé si page am ça ne vous coûte rien du tout waaw man mii nekk si sedd gi xool leen lu ma sol gant laa sol di wax ak yéen pouvoir noir dafa exister il faut que ngeen gëm ni yéen doo leen ab peuple bu tuuti Cheikh Anta Diop wax na si bind na si ay lu mottu lu ëpp juróomi téere wala lu ëpp ñeenti téere di wax pour yee leen pour ubbi seeni xel pour ngeen gëm seeni der gëm seeni valeurs yi seen culture yi ngeen toog ci mais tant que yéen gëmoo leen loolu ngeen bëgg a mel ni keneen ki doo leen doon keneen ki leneen ngeen di doon parce que kooku du leen mus a wan nan ngeen di def ba doon ni moom musut ne chinois bi du la mus a wan nan ngay def ba mel ni chinois tubaab bi du la mus a wan nan ngay def ba nga mel ni moom africain gëmal sa bopp toogal si sa culture ak say valeur gëmal sa der gëmal sa ni pouvoir noir dafa am gëmal ni si sa continent la lépp tàmmaliyee ñëpp xam nañu ni ñu ngi leen di jàngal ay ñoom Pythagore ay ñoom Thalès et tout ñoom ñëpp Égypte la ñu nekkoon foofu la ñu demee sàcc lépp yóbbu ko savoir Afrique la commencé mais bu ñu yegsee dañoo falsifier yëpp changé gëmloo leen ni tout ce qui sonne comme vérité est blanc. loolu tamit la ñu def si ay aliénés yu nekk suñu biir dëkk yoo xam ne même bu ñu solee sa njëre cosaan c'est pour wane seeni taar mais gëmuñu ko bu ñu toogee si plateau yi sol ay xaftaan wala si ay ngénte juste c'est pour wane seeni taar mais du par fierté lañ ko solee président yeneen dëkk yi bu ñuy ñëw Europe bi Sékou Touré bu mu doon ñëw fii di daje ak François Mitterrand xaftaan la sol président Sénégal yi bu ñuy ñëw fii di daje ak président nasaraan yi ay costume la ñuy sol gëmuñu seeni cosaan gëmuñu seeni tradition amuñu fierté amuñu dignité manque de dignité googu manque de fierté googu noonu moom la ñuy def si seeni askan tamit looloo tax gis ku mel ni Pape Cheikh Diallo toog seen plateau am fit di wax lu mel nii tuutal deram xeeb delam yàpp suñu maam yi yëpp la yàpp suñu kilifa yëpp koo xam ne nekkoon na nit ku ñuul nekk biiru Sénégal ak Afrique bi Pape Cheikh Diallo yàpp na ko manqué na ko respect léegi nag ñu bëgg nag ñi bàyyi affaire bi jàll noonu day simple trop kon man bokkuma si ñu gëm boo leen defee seen connerie ba pare après ngeen jël seen téléphone wala ngeen toog di wax maa ngi jéggalu sangam nangam dafa simple trop c'est trop facile sama gars yi partagez leen s'il vous plaît partagez leen parce que il faut que ñu wax lépp waratuñu fi nekk di desal dara il faut que ñu wax lépp heure bi dafa jot on en a marre lépp si éducation gi la mon frère tu as parfaitement raison j'ai vu ce que tu es en train de dire
c'est une question d'éducation mais ñan ñoo war a defar éducation bi ñan la loolu tax ñu ngi leen di ñaax toujours di leen wax ni fal leen ay nit yu baax fal leen ay patriotes bu leen fal ay hommes politiques yoo xam ne dañoo am ay ramifications politiques extérieures ñoo xam ne dañoo nekk soit l'international socialiste wala l'international démocratique wala l'international nu mu tuddati libéral bu leen nangu loolu parce que ñooñu mënuñu leen tegal système éducatif bu méngoo ak seeni bëgg-bëgg yi looloo tax di ngeen gis ay aliéné du mës a deñ seen dëgg donc nañu waxante dëgg nañu ñeme di xoolante bët ak bët nañu ñeme di partager ay seen frère bu ñuy wax comme ça yeneen jeunes yi yor seen smartphone bu ñu nekk foofu nekk di divertissement lii suñuy maam créé wuñu ko suñu maam yi moom ñu ko ñoom bu ñu sañoon sax ñun duñu fi wax parce que xam ngeen lu tax ab genre affaire gu ñu créé la mu rëcc seen loxo comme genre bombe bu fekkutoon milliards yu ñu ciy am dañ ko doon rocc parce que lan la tey ñu bëri si ñun ñu ngi koy utiliser di conscientiser masse gi di waxtaan ak masse gi kon ñeme leen di partager ñun loolu rek lañ leen di ñaan soxlaw ñu fi buzz gis nga man mënoon naa dem tëddi sama néeg mënoon naa dem jël benn bouquin di ko lire mënoon naa dem déglu leneen seetaan film mais l'heure est grave le mal est profond mënuñu gis suñu dëkk mu nekk situation gu mel nii mu commencé jël pant gu bon ba pare ñu toog naan suñu yoon nekku si donc sénégalais ci boppam moo war a xoolaat boppam sénégalais yi ci boppam parce que ñu ngeen di gis nii yëpp judduñu Europe judduñu États-Unis judduñu Asie biiru Sénégal lañ juddu Afrique lañ juddu donc lu ñuy def fan lañ ko jàngee du suñu kër yi la jógee du suñu société la jógee société googu nag la ñu war a waxal dëgg société boobu la ñu war a defar société boobu moo am problème dañ ko war a vacciner vaccin bu ngeen di wax da ngeen di indi corona pour man du urgence biiru Sénégal ñun am nañu vaccin yoo xam ne war nañ ko vacciner suñuy société yëpp am na ñoo xam ne ñu ngi biiru Sénégal je vous assure que microbe sax moo leen gën ñu ngi sol ay yére yu rafet ñu ngi toog ci ay plateau ñu ngi war ci oto yi nice yi mais rëy nañu rëy goo xam ne nasaraan gi sa meru ko nasaraan gu ñuy wax ni dafa raciste meru ko ñoom bañ nañu seen yeneen ñii ñu nekk biiru suñu dëkk biiru continent bi ah ba sa dañ leen di jox ay tur ba seen doom sax ñemew ñu ko may ñooñu tey lépp la ñuy wax xale yi bëre sëy ñu ngir seen racisme bi nii xale yi bëre mënatuñu nekk mënatuñu sëy góor ak jigéen ngir ay waajur yu racisme yooyu noonu ngeen jël ko def ko si seen i doom yi moom ngeen jël def ko si seen i doom yi ba bu ñu toogee si plateau yi sax dañuy rëylu bu ñu toogee si plateau yi xeeb seen i xeet dem nañ ba xamatuñu dara kon le mal est profond donc suñu société googu la ñu war a prendre en charge suñu société googu noonu la ñu war a ñëw téye xoolaat lan moo doxut ñi defaat ko parce que boo leen ko defut di ngeen am ñoom maître El Hadj Diouf di ngeen am encore yeneen Macky Sall di ngeen am yeneen Idrissa Seck di ngeen am yeneen Pape Cheikh Diallo di ngeen am ay góor jigéen ay feex gars yoo xam ne gëmuñu seen tradition gëmuñu seen dara gëmuñu seen réew ay nègre de maison dëgg ngeen sénégalais y a pas plus nègre de maison comme les sénégalais tirailleurs sénégalais yi ñan ñoo leen rey dem leen jàng histoire bi ngeen xool da ngeen defe ne bu fekkoon bateau bi dafa atterrir woon Ghana wala beneen dëkk comme Nigéria dinañ leen massacrer foofu biir camp de Thiaroye parce que dañoo xam ni toujours bu ñu bëggee rey africains yi si ñun la ñuy jaar ñun sénégalais yi ñun dañoo yàgg trahir africains yi dañu waxante dëgg dañoo yàgg trahir africains yi te kenn ñemewut leen wax dëgg googu man dinaa leen ko wax kon dafa jot nag ñu changer suñu mentalité yi dafa jot ñu gore dafa jot ñu gore si suñu bopp yi dafa jot ñu gëm suñu bopp donc ku mel ni Pape Cheikh Diallo bu continuer di exister biiru Sénégal lu métti dina am biiru Sénégal parce que am na ay jeunes yoo xam ne ñu ngi toll fii du ñeen seetaan dinañ leen sabañ ba ngeen xam lépp dëgg la du ñeen bàyyi ngeen di continuer di manquer respect ñi ba pare fu ñu laal nit ku ñuul si adduna bi rek ñëpp yuuxandoo di wax waaye bàyyi leen ñi suñu ñuulee alors que nit ñuul yi ñëpp seen xool ñu ngi suñu biir réew di tiitaru di rëy-rëylu nan lañ mënee defaree suñu réew yi si situation yu mel nii nan lañu mënee am émergence si ay sociétés yu mel nii développement nan lañ ko mënee am ay xale yu mocc am xam-xam yu teey yuy jiital intérêt général nan lañ leen ko mënee am si dëkk gu mel ni koo xam ne ku nekk mu ne moo gën ku nekk mu ne maa moom a gën ku nekk mu ne fu mu dëkkee gën ku nekk mu ne moom mooy lii ah doomam sax bu bëggee doomu diw ku dëkk fee si suuf sax mu ne kooku du dem sud wala sudus bi naan doomam du sey nord ah kee mu ne noo saalum la man Podor laa dëkk du ma mayee sama doom wala yu mel noonu waaye bu leen fontoo ñi kenn mënul defar Sénégal situation gu mel ni ñaar rek a am da ngeen di nangu ñu xeex defar suñu ngeen bàyyi seen conneries yii nii seen esprit tordu yu ngeen yor nii ngeen bàyyi ko carrément pour ñu mën a defar réew mi parce que réew mi fu mu taxaw baaxul réew mi fu mu taxaw nekkut du dëgg nañu waxante dëgg nag ci lépp foo leen laal métti na boo leen demee si tarixa boo leen fi gis mu ne moo gën bee ku nekk mu ne sama sëriñ di tiitaru ba ngay manqué respect sëriñu jàmbur nga manqué respect tarixa jàmbur
ngeen dem tamit si ethnie yi idem ñeneen discrètement lañ koy def léegi dem ngeen sax ba leen seen der bëggatu leen ko lu may wax ni gis naa ko fi donc dinaa leen tontu yi leer par rapport ak jeune bi tey Mamadou Ba parce que moo ma gën a pousse sax pour ma def direct bi parce que daf ma wax lan nga wax si suñu jigéen yi di xeesal ak greffage yu ñuy dóor ak ñenn yi di tàkk tubaab man gisuma ci lu garaaw xam ngeen lu tax amoon na ay jamono dama doon wax gars yi bu ñu racisé bu ñeen bañee bañ leen mais gis naa ni tubaab bi du ñëpp raciste qu'on se dise la vérité am na ñoo xam ne sax bu ñuy wàcc bu ñu doon def fi manifestation ci wàllum dee George Floyd bi man j'étais sur le terrain nit ñi ñuul yi saa yi ñu manifester damay gën ànd ak ñoom xaw ma nationalité nañu doon ay africain rek man je les accompagne je suis comme ça naturellement parce que dama am fierté dama am dignité dama gëm sama continent quel que soit lu may yor su ma yoroon ay milliards du tax ma changer je vais tout rendre à l'Afrique je vais tout donner à l'Afrique africain yëpp noonu la ñu war a def malheureusement tel n'est pas le cas surtout ñun sénégalais bopp sama bopp rek bopp sama bopp intérêt personnel bu ñu doon def manifestation George Floyd bi je vous assure que un quart yi yëpp ay nit yu weex lañ kon du ñëpp raciste booy bi Mamadou Ba lu nga wax d'une part c'est bien pourquoi du ñu privilégier suñu sœurs yi di leen takk wala que ñuy takk ñu weex yi c'est que mbëggeel amul frontière amul couleur mbëggeel la rek mun nga gis ku weex gi wala naar gi wala nit ku ñuul ki nga bëgg ko loolu nit ku ñuul la yàlla def na ñun dañoo war a nite parce que ñun yàlla may nañu normalement xol goo xam ne en xeet yi yëpp ñun dañ leen supporter sauf que nag ñun ñenn ñi la ñuy gën a bëgg suñu bopp surtout sénégalais gi teranga sénégalaise goo leen di wax mais existé wu ci yeneen région Sénégal yi beneen nit buy jógee nekk nit ku weex wala ab naar ab gan bu jógee feneen kooku ngeen di teral mais yéen sénégalais gi dëkk Sénégal da ngeen koy négliger kooku dalay jege sax nga daw ko sénégalais daje ak moroom sénégalais bitim réew mu koy sori di ko daw du ko assister si dara ñu bëre ñu ngi koy def man gis naa ni sax ñag yi ñooñu gën a solidariser ñoom ñooñu gën a solidaire ñoom dañuy dimbalante seen i biir nigériens ghanéens ivoiriens dañuy dimbal congolais dañuy dimbalante seen i biir dañoo suude sénégalais yi lépp lamiñ la du ñu dimbalante koo fi jege nag mu xool nan la lay dóoree ci lamiñ rube la pour mu nax la boo gisee ak moom comme ça mu beru bu amee problème rek nga gis ko mu daw si nag instant yooyu ngeen di gis sénégalais yi ñoom ñëpp noonu la ñu mel fépp bugguñu nag ñu wax leen dëgg man dinaa leen wax dëgg lu ngeen buggut man loolu laa leen di wax te kenn mënu si lenn parce que liggéeyalu ma kenn te du ma doomu kenn du ma doomu kenn fii koo xam ne naa ma fi neexal wala nii wala kenn joxuma loolu luy tax man ma noppi si dëgg bu yàlla bëgg parce que dëgg mooy yàlla te yàlla dafa bëgg bu ñuy wax ñu wax dëgg yàlla dafa bëgg bu ñuy defar tamit suñuy askan ñi defar ko ci dëgg amul benn askan buy defaru ci fenn amul te ñun dañoo bëgg a jël fenn pour defar Sénégal mënut ne dañoo bëgg a jël fenn bëgg a développer Sénégal ci fenn da ngeen mus a gis dëkk bu développé wu ci fenn mënut ne c'est Anta Diop wax na ko mu ne sénégalais ku koy fenn rek la bëgg gëmut ku koy wax dëgg c'est Anta Diop bu mu ko waxee nga xam ne dafa jàng suñu société ba pare am na benn instant boo xam dafa découragé woon mu rocceeku dem dañu waxante dëgg Mamadou Dia idem bu fekkoon ñun dañoo bëggoon dëgg nekk ay nitu dëgg kon Ousmane Sonko falo woon na 2019 mais lu tax faloo leen ko parce que du tarixa bi parce que du xeet bi parce que du région bi sangam nangam sangam gëmoo leen seen bopp bu leen waxu dëgg man dinaa leen wax dëgg te nag yoruma dara yoruma lu